asalaamaaleykum suñu mbokk yi ñuy seetaan yëpp bu ñu sante yàlla julli ci Yonent bi ñu ngi santaat bu baax a baax suñu wéjur yi nga xam ne ñoo ñu dimbali tey yar ñu ci ak njub yar ñu ci ak dëgg jàppale ñu ba ñu mën a tey nekk loo xam ne tey yaakaar lañu nekk ci ñi ñu yaakaar tey ci dëkk bi dénk ñu ay organisation yoo xamante ne tey permettre nañ ñu toog fii ba mën a jàkkaarloog askan wi fas yéene waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne mooy lan Écurie Yoff mais tout d'abord damay wax ne rek ñu ngi jël nuyoo gi di ko teg particulièrement ci ki nga xam ne mooy le khalife général des Layènes Baye Abdoulaye Thiaw Laye di ñaan yàlla yàggal ko suñu kanam di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér waaye bu ñu noppee di nuyu ñi nga xam ne tey ñoom ñooy imaam yi nekk ci dëkk bi yëpp bu ñu noppee di ci teg ñi nga xam ne tey ñoom ñoo représenté coutume bi fii muy cosaan beeg aada bi muy jaraaf yi ndey ji réew yi saltige yi ak képp koo xam ne rek ci kilifa yi dëkk bi nga waaye bu ñu noppee ñuy nuyu monsieur le maire Abdoulaye Diouf Sarr bi nga xam ne tey wax dëgg yàlla mooy premier magistrat à Yoff di ministre de la santé di nuyu son adjoint Abdounar Mbengue ak équipe communale bi yëpp waaye du ñu fàtte benn yoon ki nga xam ne tey moo fi ndawal buur di la sous-préfecture le sous-préfet ñu ngi koy ñaanal bu baax di ko nuyu waaye di nuyu ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy les délégués de quartier di jël nuyoo gi di ko teg ci loxol Papa Abdounar Ndoye Laye di ko ñaanal yàlla na ko yàlla dolli sutura di wax ne ñu ngi nuyu ñi nga xam ne ñoo fi représenté ñëpp Yoff particulièrement bàyyiwuñu kenn ñëpp particulièrement di nuyu tey télévision bi nga xam ne tey moom moo fi nekk di émettre lépp loo xam ne dëkk bi la muy Yoff TV ñu leen di ñaanal yàlla na leen yàlla dolli sutura defal leen jàmm ba mu nekk ci àdduna bi yëpp waaye dañuy dem directement rek ci li nga xam ne tey mooy la présentation jëm ci ñi nga xam ne tey ñoo toog fii wër table ji kenn ku nekk am loo xam ne Yoff moo ko dénkoon ñu toll foo xam ne dañu wax ne dañuy oowaa Yoff gépp pour kenn ku nekk liñ ko dénkoon mu taxaw wax ci bu ñu noppee nag ñun waa Yoff yëpp kenn ku nekk ñoo xam ne mbir yi sa mbir la kenn ku bëgg a dugg kenn ku bëgg a taxaw ñëw taxaw ci loolu ndax yëfi ñëpp defe naa ne ku nekk war na xam ne am na ci cër kon damay commencer rek ci ñi nga xam ne ñoo nekk suma ndeyjoor ma ci jiital ki nga xam ne moom ngeen di gis nii jàkkaarloog moom muy Mademba Gueye di ko xam ne tey moom mooy le chargé de l'organisation de l'Écurie Yoff waaye ma noppee ma ciy teg ki nga xam ne mooy Baye Tam yàlla dogal moom mu nekk chargé de directeur technique gu Écurie Yoff Baye Tam mi ngeen di gis moom mooy le directeur technique de l'Écurie Yoff waaye am na ñoo xamante ne yàlla dogal na ñoom la àndal ci liggéey boobu ñu man ci cité ku mel ni tey Papa Abdou Cissé muy adjoint waaye ku mel ni Sowru Ñaa muy adjoint moom moo toog noonu waaye Baye Ngañ bi nga xam ne mooy coach principal bi it defe naa moo toog ni jàkkaarloog ñun ñi nga xam ne ñoo nekk suñu ndeyjoor wala suñu ginnaaw am na Talla di membre ci comité directeur bi waaye am na Ousmane Mbengue di membre ci comité directeur bi ngoon defe naa ne ñii ñoo fi nekk tey représenté li nga xam ne particulièrement mooy Écurie Yoff ñu fas yéene def appel nag ci benn date boo xam ne dañ ci bëgg a def spécialement benn assemblée générale léegi kon dañuy dem directement rek ci ki nga xam ne mooy le sage le grand technicien Baye Tam bu ko defee moom ñu jox ko suñu micro rek mu feeñal li nga xam ne moo nekk ci xolam ak xelam ci bis bi nga xam ne moom lañu jëm à partir du 9 décembre ci kàttanu yàlla fan lay amee Kër Apexi kon Tam ñu ngi lay jox micro bi nga waxtaan ak waa Yoff ci li nga xam ne moom nga fas yéene ci sa xol ak sa xel ci sa diggante ak ñoom à partir du 9 bu nekk. naaw bu ñu sante yàlla ñu Seydina Imaamul Mahdi ñu ngi sant suñuy wajur di ñaanal Baye Ablaye yàlla na fi yàlla yàggal ka fi mu ànd ak wér defal ko mboolem kilifay diine yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla dolli ci ñoom jàmm saxal jàmm ci réew mi di sant nag suma staff bi ñu toogal nii di kontaan ci ñoom di delluwaat di fës ne am kàddu ñu déggante suñu mbokk Yoff yi muy bi ñu leen di woo ci seen njaboot parce que comme dañu dénkoon seen njaboot yàlla muy dara teewul boobu ba léegi ñu nekkaat seen njaboot
war a def benn AG kon yoon la ñoom ñu wuyu señu tey njaboot gi yaakaar naa ne njabootu ñëpp la ku si amul njaboot tamit yàlla mun na def ba ëllëg nga am si njaboot kon bu ñu wootee rek war nañu mën a wuysee xale yi nag si yarax teggin rek lañu ànd ak ñoom waaw parce que ku ne xam na ne jamono léegi bi jot barayul waaye xale yi ñun bu mag ñi wàccewul seen bopp jaxasoo ñoom amaana ñu teg seen tànk fu ñu ko warul teg loolu moo yokk tax sax ñun ñu wàccee suñu bopp jaxasoo ñoom ba jombul ñu egsi fi ñu egsi te dañu wax alhamdulilahi rabbil alamin parce que am na si xale yoo xamante ne nii dañu respecté seen waxtu jullit waaw respecté na seeni wajur parce que ñun du ñu ànd ak ku respecté wul wajuram du ñu ànd ak ku dul julli waaw ba yàlla defal nañu loolu si ñoom kon daal vraiment ñu ngi leen di woo si bés boobu suñu mbokk Yoff yëpp. salaamaaleykum mbokki Yoff salaamaaleykum mbokki diaspora bi salaamaaleykum mbokki àdduna ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baalu àq di nuyu ñi nga xamante ni ñoom laa seqal plateau bi ñuy comité directeur u l'écurie Yoff ku si ne maa ngi lay nuyu si sa tur ak sa sant di la baalu àq te di la baalit àq di ñaan yàlla nañu yàlla boole baal jataay bi li ko waral tey moo di dañuy préparer assemblée générale ñu jàpp ko le 9 décembre ci kër Apetsi heure bu di nekk 10 heures au plus tard 10 heures et demie bu ko yàlla dogalee lañ fas yéene def assemblée générale bi comme ni ko suñu borom dogalee yàlla def chaque année que Dieu fait bu ñu defee évaluation ba pare bu ko yàlla dogalee chaque 2 ans dañuy def assemblée générale assemblée yi ñu daan def dina uute ak bii daañu def assemblée générale di ko def fële nga xamante ni mooy kër Apetsi mais assemblée bi gis nañ ne ñu bari dañ ko daan rete ñaam ñenn ñi dañ ne communication bi daawul jàll moo tax bi yoon dañu bëgg assemblée bi yi daan am uute ak bii nga xamante ne moom la ñu dégmal nii muy doon le 9 assemblée bi nag yàlla dafa dogal kon dëkk bi dafa am nu mu doxee am nu mu tëddee ñu ne comme yëfi ñëpp la lépp ñëpp la kon lu nay ku ne mu nga sa assemblée bi écurie Yoff mooy def assemblée générale ñu ne pourquoi pas ñu jël mbir mi delloo ko Yoff mooy Yoff dafa am nu mu tëddee moo waral ñu dey tey assemblée bi ñu ne nañ ko jox Fara Yoff mu présider assemblée bi bu ko yàlla dogalee Fara Yoff ñooy présider assemblée bi si ndigalul les jaraaf si ndigalu borom ndom bi tànk yëpp yàlla dogal na ku si ne seeti nañ la pour am sa aval ba ñoom ñëpp daanaka nangul nañ ne dinañ teew dinañ jëmal bés bi porté que def ko comme seen yëf kon bu ko yàlla dogalee ñu ngi oo képp koo xamante ni yaa ngi si Yoff ñu ngi lay oo si assemblée générale bi bëgg pour nga teewe ko di ci jiital le maire le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ñu ngi koy oo si bés boobu et son premier adjoint Abdourahmane Mbeng di oo tamit le CC ki nga xamante ne mooy Mbaye Ñanga Mbeng ñu ngi leen ciy oo bu ñu jógee foofu ñu ngi oo tous les délégués de quartier jël appel bi teg ko si loxool suñu ndijaay Abdourahmane Mbeng Ndoy mu ool ñu délégué de quartier yëpp di leen wax ne leen invité nañ leen si assemblée générale lu Yoff di ci teg les comités d'éjection
yi quartier yëpp ñu ngi leen di oo si assemblée générale bi di si oo tous les ASC ñu ngi leen di oo si assemblée générale Yoff di oo le président El Hadji Biram Ñing ñu ngi koy oo si assemblée générale Yoff di ko si invité di oo tous les anciens joueurs yi nga xamante ne ñu ngi si communal bi yëpp ñu ngi leen di oo si assemblée générale bi di si oo tous les pêcheurs di si jiital l'interprofessionnel bi nga xamante ne moo fi nekk ëmb mbool yëpp te président Ibrahima Diène nekk ci bopp bi ñu ngi si oo mool yëpp di si oo mareyeurs yi femmes transformatrices yi EKS yi ñëpp ñu ngi leen di oo si assemblée générale Yoff di oo autorité coutumier borom ndombi tànk yëpp ñu ngi leen di oo les jaraaf les ndey ji réew et les saltigué ñu ngi leen di oo si assemblée générale Yoff di oo les autorités religieuses yëpp ñu ngi leen di oo si assemblée générale Yoff di oo tous les fans club écrit Yoff fans club yi mbër yëpp ñu ngi leen di oo si assemblée générale Yoff di oo commerçant yi nga xamante ne ñoo nekk si marché Yoff gépp bàyyiwuñu kenn oo nañ ñëpp pour ñu teewee li nga xamante ne mooy assemblée générale ñu ngi koy defee fële nga xamante ne mooy kër APETSI le 9 décembre ñu ngi si oo ñëpp di wàcce foofu kàddu di sant ñëpp di gërëm ñëpp. aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwwata illa billahi ali azim. maa ngi nuyu mbokki Yoff yëpp di leen ñaan yàlla di leen ziar ci bés bi nga xamante ne moom la ñu oote muy assemblée générale bu Yoff écurie Yoff ñu ngi woo Yoff gépp di leen ñaan yàlla bés ba le 9 ci kër APEXI képp koo xamante ne yaa ngi yëngu ci wàllu sport ci Yoff ci wàllu rawat ci wàllu làmba ñu ngi lay oo ci bés boobu ne ñëpp a ñëw boo limee da ngay juum bàyyi ngañ lim na li essentiel bi yëpp mooy li ko dale kër Limaamu ba kër Youssou Dieng ñu ngi woo ñëpp bàyyi ñu kenn képp koo nga xamante ne yaa ngi yëngu ci wàllu làmba ñu ngi lay oo nga ñëw ci bés boobu bëgg nañ Yoff gépp ñëw ci assemblée générale boobu képp ku dégg annonce bi ci télé bi na nga xam ne loolu mooy sa carte invitation. jërëjëf Sowru ñu ngi rafetlu kàddu yi bu baax ndax sincèrement xamoon nañ ne bu ñu defee lii tamit nii rek lay mun a demee parce que ñi nga xam ne ñoom la yàlla dogal ñu séq liggéey bi yëpp kenn ka si nekk ku nekk xam na ne yara ngi si moom tegg na nga si moom waaye bëgg dëkk baa ngi si moom kon defe naa kàddu yooyu ñu jot a taataan si ku mel ni Baye Tam taataan si ku mel ni Baye Ngañ taataan si ku mel ni Sowru je pense que loolu mattale na li nga xam ne mooy oote bi waaye ba tey rek ñuy fàttali gars yi ne oote bi dara waralu ko lu dul defaraat suñu dëkk waaye defaraat suñu écurie ndax ku nekk xam na ne làmb jël na élan boo xam ne sincèrement dootul dellu ginnaaw mukk te ku nekk xam na ne Yoff tey am na ay avenir si làmb yoo xam ne bu fekkonte ne feneen la ñu nekkoon je pense que weesu nañ fii ñu nekk yëpp te nag quoi qu'on dise jàmbaar amul ko yàlla dimbali rek moo fi nekk xale yi bëgg nañ ko am nañ fit am nañu jom macha allah am nañu gabari bi waaye defe naa ne nag lii néew na trop si accompagner leen kon bu ngeen gisee ñu def appel bi c'est juste rek pour waa Yoff képp koo xam ne da nga man course nga ñëw taxaw képp koo xam ne da nga am technique gu boxe nga ñëw taxaw ku am technique gu galgal nga ñëw taxaw waaye ku am technique gu poste tamit nga ñëw taxaw pour que ñu mën a sauver l'écurie Yoff ndax ku nekk xam na ne tey làmb bu jëkkoon folo woon waaye tey buloo la tey liggéey la te xale yi si nekk yaakaaruñ lu dul làmb ji te ginnaaw yàlla yaakaaruñ tam lu dul ñi nga xam ne tey ñoo toog fii nekk seen ginnaaw kon ñuy def appel commencé ko encore une fois si préfet bi nga xam ne moom la fi le sous préfet bi nga xam ne moo fi nekk waaye di defaat appel bu baax di si insister si le maire ministre Abdoulaye Diouf Sarr man de bu ma sañoon day fekk sax ensemble bi ak équipe am yëpp ndax tamit j'espère que loolu jour bu mag la si Yoff et ku mel ni tamit franchement koo xam ne kenn la si man ku mel ni Penda Ndiaye Cissé du sama jigéen di sama xarit très franchement man personnellement maa ngi lay oo pour nga ñëw assister li nga xamante ne mooy assemblée générale boobu ndax Yoff nga bokk te amoo lu dul Yoff te ku nekk xam na ne am nga si cër et bu ñu weesoo it ñuy woo ñi nga xam ne tey ñoom ñoo représenté bu baax a baax quartier yi muy les délégués
di oo bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy suñuy weejur jëm si wàllu jigéen ñi ndax ku nekk xam na ne làmb tey bëri na lu siy dox wala mën nañ wax ne li siy dox lépp sax soxna yi ñoo koy doxal si wàllu alal si wàllu décoration et tout ñu ngi leen si woo bu baax a baax a baax waaye di woo tamit bu baax a baax bu ñu sañoon suñu ndey ji réew yëpp suñu saltige yëpp suñu jaraaf yëpp dinañ ko teewe